Sénico ak seen bouillonkat yi ñoo leen di may seen émission ndénkaan. A'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. mbokk téléspectateur u DTV ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. feddaleeti suñu kóllëre ak suñu cofeel ci yéen ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhanahu wa taala julli ci sang bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jox nañ leen suñu loxoy xol ku nekk fa nga nekk ñu fekk la fa nuyu la ziyaara la baal la àq baalu la àq dugg nañ ci kër kilifa diine yi saafonte ak ñoom sukk suñu ay oom ziyaara leen ñaanal leen ñu yàgg fi lool te wér ñun itam ñu sàkku seeni ñaan noonu la ñuy ñaan leen ñu tëdd ci hôpitaux yi yàlla nañu fa génn ak jàmm ñuy doxantoo tawat yàlla na yàlla saafara leen ñaanal ñi nga xam ne xadaw nax bahum ñi nga xam ne jiitu nañ ñu ñoom ñëpp yàlla nañu wax ay Seyda Adama Seck bi tamit yàlla taxaw mi ya'lamuun bi maa ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin ñaanal ñi nekk ci prison yi ñu génn ak jàmm ñi ngi ñaanal ñëpp yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm seen émission bii di ndénkaane comme ni ngeen ko xamee di ci ànd ak yéen altine ba alxamis ci kàttanu yàlla ñëwaat nañu ak ñi nga xam ne ñoom lañ ci tàmm àndal Fatima teew na Fatima salaamaaleykum. salaam soxna Zeynab dolli ziar bu bëri alhamdulilah maa ngi sant yàlla macha allah rafet na trop merci beaucoup rafet na macha allah. Thiama tamit teew na mi ngi nii mère Thiama tey est-ce que di ngeen ko xàmmee Fat Baba salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay nuyu di la ziar allahu akbar bàjjen Louise ak ca wet ga moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar moom itamit teew na ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax bàjjen asalaamaaleykum xam naa mbokk yëpp ngi naan takbiir soxna abi abi lekkaloog bu mag boobu tam moom tam mi ngi studio 2 di ñu xaar abi Abdoulaye ñu ngi lay ziar asalaamaaleykum. waaleykum salaam ajërëjëf Zeynab. na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax. yaa ngi si jàmm ñu ngi lay ziar. alhamdulilah ziar bi. ça va foo nekkoon yow de faa nga réer ñu nag. waaw yenn saa yi nag damay ne ci tool yi. waaw dëgg la noonu la noonu la bàyyi sëñ bi mu nekk ci daara ji. waaw dëgg la sëñ bi ñu ngi koy ziar bu baax a baax. waaw dañ ko wax incha allah. kon bismillah ci yéene kaay. kon ajërëjëf Zeynab ginnaaw bu ñu la fay nuyoo ak say gan ci naataango foofee ci plateau boobu nga xam nag fa ngeen di amalee ndénkaan li ñu xëy tey ci yëglekaay yi doore ko ak l'enquête yéene kaay ci nag tukkib nimiku bi nga xam ne wala bokk dikk kii di njiitu réew bu France di Emmanuel Macron daanaka ngoon mu war a wàcc ci aéroport fii ci Ndakaaru AIBD bokk na ci nag loolee jamono ji ñu jàpp ne nag France daal téeméer ci ay milliards yi nga xamante ni daal Sénégal dina ko ci am ci daanaka jënd fii di jël di yóbbu ca bitim réew juróom fukk yoo xam nag ci ay milliards bu ñu ko méngalee moo daan am loolee di ay jéego ci wàllum exportation ñu gis ne nag Bolloré ak Eiffage Necotrans Orange Total SNF ak Veolia Auchan SGBS téeméer boo jël wala boog bu ñu xaajee ñeent xaaj benn bi di un quart ci wàllum PIB bi ak recette fiscale bu Sénégal ñoom dañ ci dox bu baax laas yéene kaay ne ko déet may ma ñëw ndax ku jëgaa taxaw ne ko daal ñoom duñ maye dara ndax daañu taxaw xonq coy noonu lañ ko xamale nous serons là et Macron ira et nous y serons rouge de colère noonu la ko fësale ci xëtam mu njëkk laas yéene kaay ne nag ku jëga de ka ko wax du kenn ku du Oumar Sarr bu coordinateur bu parti démocratique sénégalais ma jàpp ne boobee ñëw daal ñoom daañu ci xajamal cere ji ci biir la Sénégal ñu fekk fa njiite réew mi tamit mu maire ba Fuuta yëkkati loxoom moom Salingara Lamtore di wax nag lu jëm ci mbalit ma xuus na ba ca biir Macky Sall fuy dans les ordures mu xam ne nag démb ci ndaje ba mu doon amal ak jëwrin yi nañu fexe lëj mbéj càmbar lu jëm ci nañuy yore lii de mbalit mi nga xam ne jamono ji moo indi woon coow fii ci xew bu Sénégal. Le quotidien yéen kaay dellusiwaat ci visite Emmanuel Macron boobee di xam ne nag ne lu jëm ci loolee day ku jege taxaw nañ temm ne nag mayee dara faaw ñu wane seen métit rawatina nag ñi taxaw temm ne nag ne koppar yi nga xam ne moom la Sénégal wala bokk dëndu Afrique yenn ci ay réew di doxal di franc CFA mu daal di dakk ndax bu mu njaamel lañ ko duppee noonu lañ ko fësalee ci biir le quotidien yéen kaay Vox Populi ne Emmanuel Macron nag de moom ñëwam bi nar naa xonq coy ndax it jamono ji daal ñoom ku jégi gën nañoo dëggal ne nag duñ ko may dara daañu wane nag ne ñoom réew mi Sénégal gi daal daraa fi doxul ci wàllum démocratie benn bokk yaakaar nag jàppal leen dof gis ne nag daal waa PDS daal amul dara lu leen daal lu nag seen xol donc moo jeex Macron vient pour vilipender davantage notre économie kii di Omar Faye bu leeral askan wi nag moom moo xam ne lu ni mel jàpp ne daal dikkuñ fii lu dul leen rek bëgg rek dànkaafu wala bokk wóof waaf si sunu koom-koomu xew bu Sénégal
noonu la ko xam ne ñu desandi ba tey ci Vox Populi bokk na ci nag jamono ji ci atu njàngalekaay meek njàngale mi di système d'enseignement bi ñu gis ne nag ci 19e siècle bi ba tey jile daal ab laaj samp na nan la Senghor mënoon a def ba janloog yenn ci ay jafe-jafe ci école bi Abdou Diouf ak yenn ci ay année blanche yi nga xam ne wala yenn ci ay rëq yi nga xam ne fexe woon na ba saafara ko Ablaye Wade ak grève yu tàggat témbi Macky Sall janloog ay kaddu yoo xam ne daraa ci am ci jëfe di ay engagement non tenu tribune yéene kaay wax lu soxal wàllum tamit franc-maçon yi ak ñii di kilifa yi diine yi ñu jàppee ko nag ab daanaka xeex boo xam ne nag kenn xamul ni mu demee nii di ab inévitable affrontement ci diggante nag ñi nga xam ne ñoo di franc-maçon yi ak ñi ngànk diine gi fii fas yéene nag ne daal seen ndaje yooyee daal du fi am. Les Échos yéen kaay wax lu soxal mbirum Khalifa Ababacar Sall mi nga xamante nag suba sax ëllëg la war a jënlawaat ak attakaay bi ci ëttu attakaay bu mag bi di nag cour bu nga xam ne grande instance bu Ndakaaru mu mel nag juge bi jamono ji nag ñoom xam ne ci ay awakaam ne dafa daanaka dafa wàcc yoon woo mu waroon a jaar ngir nag mbir mi gën a leer tax ñoom sax ëllëg ci wàllum nag question de fond yi ñu war a dugg jàpp ne daal jamono ji seenum xel sax ma nga saa tey amaguñ ca lu leen leer lu leeroon yàggul dara soxal li nga xam nag moom moo di mbirum douanier bi ñu jàppoon mi ngi si l'observateur kookee nag ñu duppee faux douanier mi nga xam nag da doon mbubbee turu douanier te doonu ko jamono ji nag L'Obs xëy na ci xuus bu baax ne nag moom nan la kii di nga xam nag moom moo di faux douanier boobee daal di fexe rek ba yóbbu retraite kii di Ibrahima Ndiaye mi nga xam ne ab officier la mu jàpp ne nag dafa faatu jël aw turam di ko doxe mu yóbbu ko retraite ci jamono ba nga xam ne mu ngay dund ndax ay këyitam la doon doxe moom mi nga xam nag moo di Amady Mbeng wuyoo woon ci tur woowee nga xam nag am Ibrahima Ndiaye moomoon yooyu lay këyit mu yóbbu ko retraite noonu lañ ko xamle te jamono ba muy dund wala boog mu roy ko sa jamono ba muy dund ba tey ci biir l'observateur ñu wax lu soxal wàllum faux certificat de naissance ak de nationalité jàpp ne lëmb na lool ci réew mi bokk na ci yoon jamono ji nag dëkkmal daanaka téeméer wala bokk junni ci ay wala téeméer ci ay guinéens yoo xam ne fi mu nekk nii ñu ngi leen di wër ngir teg leen di gët ci ay faux documents yoo xamante ni daal ñu ngi koy doxee fii ci xew bu Sénégal loolee nag ñu war ko daanaka topp ba mu yoon ba mu am lu leeragul wala bokk am na ci luñ ci wax soxal na mbirum Karim Wade ci libération yéene kaay ndax nag wàllum intégralité de la décision choc boobee la ñu fësal ci xatam mu njëkk ni Karim nag ñu ngi koy tudd ci ay compte yu am ca Monaco bokk na ci nag li nga xam ne moom nekk ci libération yéene kaay di nag tribunal bi jàpp ne nag la nga xam ne moo di càkkute fi nguur gi état bu Sénégal gis na ne lu yoonu la te fi mu nekk nii gis nañu fukk ci ay milliards ñoo nekk en jeu ci compte yooyu nga xam nag ñu ngi ko ne daal xelam wala bokk laale na sa di ay compte bancaire yu nekk ci rek fële nga xam te moo di Julius Bank nekk sa fële ca ko ñu wax lu soxal sunu làmb ñi nekk ca géew ba Modou Lo nag jamono ji moom wax nag lu soxal lool li nga xam te moom moo di ci ndam li mu amoon ñu ne nag moom day moo daane Gris Bordeaux Eumeu Sène Lac 2 kon bokk Modou Lo lañ mën a duppee mu nekk nag roi de la banlieue waaye Bombardier de ne ko may ma ñëw ndax day fàtte xaju fi ndax fi mu nekk nii daal ku nekk xam ne ne jamono ji ab revanche dëgg war nañ ko mën a amaat fekkee ne nag moom soxal na ko lool na ñëw fekk ma ci géew bi ñu amaal revanche noonu la ko xamle mu ñu wax lu soxal lool stade yéene kaay mi dem nag ci terrain bi soxal ko lool jëm na nag ci li nga xam ne moom moo di li di Turquie mi daal di wala bokk wàllum Robinho ak Savet mi ñu jàppee ab duo boo xam daal moo am ci li nga xam ne moom moo di seen jàkkaarloo bu ñu war a am lii nag ajaratu Zeynab mooy li nga xam nag moo fi ruus ñu fas yéene koon doon ko tënk ci yëglekaay yi soxna Abi Gueye bu benn waxtu jotee mu gën ko yaata faram fàcce ko ajaratu Zeynab. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jaajëf Abdoulaye. ñu yéen ak jàmm. waa kay ñu yéen ak jàmm. shukran. merci waa kay yow tam shukran. maa salaam. shukran. jërëjëf Abdoulaye. dafa daal. waa kay kon yéen kaay yaa ngi noonu moom la ñu xëyandoo Oustaz Zakaria ñu ngi lay nuyu bu baax. di la ziyaara di wax ne plateau Ndenkaane moom namoon na la trop nit ñi dañ lay laajte rek macha allah defe naa déglu nga yéen kaay yi. alhamdulilah rabbil alamin suma salaatu wa salaam ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. soxna Zeynab ñu ngi leen di fay di nuyu mbooleem waa kër gi tàmbalee ko ci ki jiite kër gi ba ci gën a mujje ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom nañu bokkal jotaay bi mu nekk jotaay bu taaru macha allah comme ni mu yàgg a taaroo mais xëj na léeg-léeg mbir dina am ñu ne taaru na mais gën naa taaru. di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo safoo émission bi di ko topp ak di ci njëriñu
ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jël muy jëmm yi ak wax yi. di ñaan yàlla defal ñu tawfiq ak qabul. amiin amiin. Fatima. voilà ñu ngi lay ziar. dooli ziar bu baax soxna Zeynab tey revue de presse bi je pense que c'est très très riche li ma ci jàpp nag moom mooy Macron président bu France war a ñëw Sénégal pays de la Teranga bu ñu amee gan dañ lay ganale. daal di la teeru comme benn kilifa nu mu ko waxee rek gan bu ñëwee rek ganaleel ndax léegi mu ne la maa ngi dem dégg naa waa opposition bi ñu ne dañuy sol rouge. dëgg la ku ci nekk tey nga sol lu la neex. waaw ñun ñu ngi nii tey dañoo muuru l'essentiel que daal mooy bu ñu demee war koo jëli. bu mu am ay buuxante wala ay provocation. bu ñu gisee ku sol rouge nañ la xajal bu ñu bëggee dugg ci rang yi ñu dugg ku ci nekk nga sol lu la neex mais en tout cas daal. nañ ko dem jëli si jàmm. li nga xamante ne moom moo leen fi indi ñu waxtaanee ko si jàmm ak salaam ci fulla ak fayda te surtout nag suñu kilifa yi ñu jiital intérêt sénégalais yi. beneen bi mooy ci mbirum mbalit bi temps yi oto mbalit bu mu ñëwulee woon kër yi nit ñi sonn nañu torop. dañoo grève. dañoo grève woon mais man démba suma juma wala barki démba ci laay doog a tuuri kii sama mbalit. nit ñi sonnoon nañ trop donc di wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen war a fay ñu leen di bàyyi xel bu baax a baax. parce que ñooñu bu ñu meree rek. ñun population bi dinañ ko yëg bu baax a baax. dëgg la macha allah. Thiam. revue de presse bi. président liggéey te nga bàyyi liggéey. man dama laa nuyu rek de. maa ngi lay fay. di nuyu Oustaz. waaw amax la. auzu billaahi mina sheytaani rajiim. waaw bismillaahi rahmaani rahiim. mbokk yi ñu ngi leen di ziar di leen nuyu. di leen wax fadlan di dalal sama Oustaz. di nuyu Soxna Fatima ak Soxna Louise. revue de presse affaire Macron laay wax. dama dégg ñu ne Macron bu ñëwee fii suñu koom-koomu réew bi lay jël. yóbbu. loolu lañu wax. waaw. ndax lan laa dégg tey. parce que ndax ñun lu ñu liggéey yëpp genn waat moom moo ko ñoo ko moom. am na société yu fi nekk bëgg ma tudd seen tur. tey laa ko dégg ñu ne dafa ñëw comme day ñëw ne pour jël suñu koom-koomu réew. matul muy ñëw ma fooy day ñëw pour indi ñu lu ñu dimbaleew. moom bu jëlee li ñu yor yëpp ko fan lañ jëm ñun ay pauvre lañ jëm. nañu bàyyi liñ seen xel ñuy foye waaye te waa France wàccuñu même ñoo ñu coloniser tamit waaye ñun nañ ñu bàyyi suñu koom-koom ndax amuñ dara. te nag bu ñëwee nag ci Sénégal gis boppam. da ko toll ni France bu ñëwee fii réew mi dina dem Ndar. waaye xëy na dina ñëw DTV. mën na am mën na comme ni ñu defaree kër ba mu bees. waaw dina ñëw. te bu la ñëw seen couleur te ñun bu la lañ dem. waaw dëgg na ñëw waaw dëgg la kay. Thiam soxna Louise. waaw soxna Zeynab. ma bëgg yóbbu ci beneen gaaw. waaye dama ko yaa ngi naan mais Thiam waxal auzu billaahi mina sheytaani rajiim. waxal yàlla taxaw mi yàlla bu ñu gaaw. dégg donc revue de presse bi soxna Zeynab lu ma si jàpp mooy comme tout le monde visite de Macron bi mais je pense que opposition bi lu ñuy wax c'est légitime parce que vitrine la tamit pour ñoom ñu casse seen ay droits parce que lu ñuy wax mooy Macron dafa gëm ni démocratie sénégalaise am yeneen président yi ñi foog ne démocratie sénégalaise fu mu nekkoon la nekk ba léegi alors que eux les opposants du Sénégal ils ne pensent pas de la même façon donc ñoom lu ñuy wax mooy dañ ko teeru comme ni ñu ci waree Sénégal c'est le pays de la Teranga dañ ko teeru comme il se doit mais dañuy def brassard rouge te loolu seen droit la. je pense que revendication si dëkk moom kenn mënu ko dax dinañ dem ba aéroport dinañ ko teeru dinañ ñëw. mais sans def benn manifestation benn yëngu-yëngal. donc je pense que c'est très civilisé de leur part parce que mënoon nañ ko déranger mënoon nañ def seen ay yeneen manifestation je pense qu'ils ont été intelligents. nañ leen ko nangul. nañ leen ko nangul waaw c'est normal. benn affaire bi ma choqué ci revue de presse mooy douanier bi. ndax boppam ndax waa këram ndax ay mbokkam ndax ñëpp pendant 7 ans. donc moom mi ngi dund ci lu dul dëgg pendant 7 ans. gëmloo ko boppam gëmloo ko ñëpp. kooku lu ñu ko teg at war na koo tegoo. ndax tamit dem ba war a takk soxna deuxième femme looloo tax mu feeñ. dafa bëggoon takk deuxième femme fekk ne deuxième femme bu muy takk. afam ancien douanier la kooku nee na xamu ko ci corporation bi. donc loolu ko feeñal kon bu ko feeñalul woon. day wëy di dem rek di triander nit yi. di liggéey ci loolu di liggéey ci lu lewul ba kañ. donc genre yooyu usurpation de fonction yu bëri na Sénégal. nañu ragal yàlla tuuti xam ne lu dul dëgg du yàgg. dëgg la de ñu ragal yàlla dëgg la. mën na ñëw di liggéey fenn ay ati at France ak collègue ki mu ni moom la. waaw kooku ane wu moom.
doy na waar de. am na yoo xam ne ñoo koy fawee. doy na waar moom. am na loo xam ne mais xam nga du dem bureau du dem si bureau douanier yi du dem fenn. fan lay nekk day dem si yow nga yor sa benn conteneur wala dara mu ñëw ne douanier la mën naa dimbale dem si keneen mais du dem si seen bureau yi. te lu ñu dëgg de du yàgg moom. doy na waar de. ñaan nañu yàlla dolli sutura seen directeur sax Diallo tamit vigilant. am na loo xam ne nit dina ko def ci kër gi. te bala koo borom kër gi yëg mu xaw a yàgg de. day am. kon daal ku mu deex tey toog fi def ndénkaay nekk fi ñaar ak te doo fi liggéey loolu mënul ne. non loolu bokkul. bokkul. def na ko 7 ans yàlla suturaaloon na ko xaw ma na la demee noonu feeñ na. douanier ni ñu bëree xaay xam naa dóor na ba sonn. ngeen douanier yi. ni ñu mënee dóor na ba sonn. merci ama loo wax waaw. ma ne dóor na ba sonn. may douanier yi nga xam ne xaalis fa ñoom lay jógee kon moom dóor na ba sonn. ay léeg merci ama waaw jërëjëf merci ama d'accord xam naa moom mi ngi lay seetaan ndax ñoom ñi nekk ci prison yi sax dañuy seetaan dénkaane xam naa li nga ko wax dina ko dégg. Fatima. tey lu xew da nga changé look. waa tey yéen ñëpp sax Louise a ngi nii macha allah mère Thiam a ngi nii tey daf cee boole sax yaru nee na ndànk lay wax. nee na ndànk lay wax sax tey da ko caa boole. ak làkkum arab. ma ne ko ak làkkum arab. waaw. lu xew tey Fatima ba ngeen changé look mi tey. waaw xam naa du ñàkk ñi ñuy seetaan ñu ngi naan waa. lan moo xew xanaa soxna Zeynab daa dugal. ñii nii fenn benn néeg dinaa muur waa kër gi yëpp loolu de la ma wax keroog. xanaa daf leen tëj fenn daal di leen doxwaa def naa noonu ngeen koy waxee. voilà tey nag moom la ñuy wax journée mondiale du hijab wala du voile. journée mondiale maanaam bis bi ñu jagleel. muuraay tey la. dañ koy tey nag ren ji moom mooy 2e année bi. waaw mooy seen 2e édition mooy 2e édition bi lan moo tax nit ñi di ko féete. c'est parce que dafa am lu ko waral. dafa am benn femme boo xamante ne musulmane la mais Bangladesh la jógee dafa ñëwoon États-Unis moom nag dafa doon muuru mais lu mu doon muuru yëpp ca États-Unis nit ñi dañ ko doon lancer ay moqueries di ko tooñ ci façon bu muy muuroo ak nu muy solook yooyu noonu léegi nag ci moom la idée bi daal di jógee pour ñu commencer di célébrer journée mondiale du hijab wala du voile léegi nag ci au même moment femme bi la wala non du kii xam nga moom Bangladesh la jógee certainement si jamono ji war na gën a màgget parce que foofu la jógee woon daal di ñëw États-Unis mu def fa 11 ans ci temps boobu noonu yëpp nit ñi dañ ko daan tooñ ci muuraay beeg yooyu léegi nag moom mu jël initiative ñu célébrer journée mondiale bi pour que nit ñi bañ a amati ay préjugés ci façon bu ñuy pratiquer islam léegi nag fële ca France aussi ñu invité ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi yaa xam musulman nga wala non musulman ci journée bi bu jotee ku ci nekk nga jël quelques heures daal di koy muuru comme ñun nu ñu def quelques heures waaw quelques heures rek nga daal di muuru pour mën a célébrer li nga xamante ne moom mooy journée mondiale waaw pour wane ne waaw pour ñu mën a xeex mën a dindi préjugés yi nga xamante ne moom la ñu am ci lu jëm ci mbirum muuru bi parce que ñenn ñi xëy na nasaraan gi dañoo jàpp ne jigéen ñi dañuy muuru pour ñu mën a ñoom gën a déggal seen jëkkër wala ñu def lu ñu wax la soumission à l'homme alors que ne du loolu dañuy wax ne muuru benn pratique religieuse la daal et que dara nekku si moo tax ñu jël benn journée entière pour ñu inviter ñi nga xamante ne ñoom ñooy porter voile ak ñi nga xamante ne porter wuñu voile mais aussi ñi nga xamante ne duñu ay jullit ñoom tamit ñu bokk ci loolu pour ñu wane ne port du voile dara nekku si ñoom dañuy dund seen diine kon loolu tax tey loolu moom moo yéen tax tam ngeen jàppale ko ci noonu jàppale waale mama mi de jàppale waale la bu baax dëgg la loolu am na solo merci ama journée mondiale du hijab maanaam bis bi nga xam ne dañ ko jagleel muuraay li ma ci gën a lan nga ciy wax yow taalibu sëñ Touba bu mag bi macha allah taalibu sëñ Touba bu mag bi wax dëgg la xam naa yiw na de muuraay daal di passage mooy nuyu ñu muur yëpp mooy nuyu yaay Seda ak ñoom Maam Fatou Mbeng waaw nuyu ak sama soppe yi xadiloo waaw ak ñoom xadiloo ñu muur muuraay daal xam naa ne yiw na ku ko def yiw na ku ko def wax dëgg yàlla yiw na te wax dëgg yàlla muur sa bopp moom sax da lay musal si ay bopp yu metti sax man mu ne à partir d'aujourd'hui moom muuru na nee na te la ngay waxee de ma loolu dama ni
wax bu ma sës dama ne muuraay yiw na wax dëgg am na ko wax ci net bi ne mère Thiama bu mu dindeeti muuraay bi njaay ñaay bi nee na noonu la tudd nee na bul dindeeti kaala dañuy taxaw ci ay dañuy ñeeñoo mais bu sans rien à voir bokk dindi dara xoolal dindi kaay dina ma muuraay yow tax ma sama musóor en tout cas daal yiw na daal bu baax wax dëgg yàlla yiw na jigéen daal wax dëgg yàlla suñu maam Jaatulaahi bu so dafa daan muuru wax dëgg yàlla yiw na daal waaw te fanweeri at ak ñett rek la amoon wallaay jeune kenn gënu ko woon nekk jeune wallaay maam jaar mais nag dafa daan musóoru muuru ko daal defaat beneen kol waaw pour wax leen ne muurul yiw waaw yiw na de yiw na yow daal loolu nga ci xam baax na soxna Louise waaw soxna Zeynab journée bi tey waaw hijab day bi moom je pense que am na lu Fatima wax rek c'est très important que nit yi di xeex seen diine di xeex li ñu gëm parce que da nga ñëw gis ne surtout en France da nga gis ne boo solee voile dañ lay am fu ñu lay catégoriser dañuy naan donc ak événement yuy xew ci dëkk bi ci àdduna bi yëpp dañuy doon mbubboo affaire terrorisme naan voile wóorul donc surtout ñuy def voile intégral bi alors que lu diine santaane la j'ai toujours dit que ne diine dafa irréversible amul nii laa koy defee ak nii laa ko dul defee lu diine bi wax rek loolu mooy yoon donc c'est pas parce que am na événement bu xew que ñu bëgg a saltel voile wala ñu neen voile baaxul am na dëkk yu bëri yoo xam ne boo fa demee tey boo solee voile ba léegi on est en 2018 daf am nañu lay xoolee donc Sénégal je me rappelle am na fi un incident bu fi amoon ci benn école bu yàggul dara il y a 2 ans 3 ans en arrière ci ay histoire voile je pense que war nañu dépasser yooyu Sénégal moom muuru du fi lu bees suñuy xool sax mooy fii lu gën a màgget donc muuru moom du fi lu bees ñu muuruwul sax ñu ngi musóoru ñuy wax ne comme que diine la te comme que lu baax la jarul la daax nañ ko jël ku ko mën a def na ko def ku ko mënul def nañ ñaan yàlla bés mu def ko dëgg la amiin bu amee 50 ans Oustaz Zakaria journée mondiale du hijab muuraay ban place la am ci diine lan lay représenté ci jëmm ji ñuy tuddee jigéen jërëjëf ma déggee plateau bi ku ci nekk li nga indi ci muuraay surtout bis bi ñu ko soxna si waxee li ko sabab mais ci l'islam muuraay yàlla moo ko sant jigéenu jullit bi comme ni ma ko santee julli ni ma ko santee koor ni mu ko santee dem màkk su ko mënee ni mu ko santee joxe azaka su ko mënee ni mu ko santee sëy ak mboolem yi nga xam ne sant na ko noonu la ko santee muuraay yàlla wax ni yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yuzayn kon yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxal say soxna waxal say doom yu jigéen waxal jigéenu jullit ñi donc li ñuy wax bay sa wewu tànk yàlla commencé ko ci ay soxnaam ak njabootam ba noppi wax ko jigéenu jullit ñi ndax bu fekkoon ne da ko wax jigéenu jullit ñi te moom soxnaam defu ko njabootam defuñ ko nañ na mu ngi digle loo xam ne moom ci boppam defu ko mu ngi digle sangu te du sangu bon jigéenu jullit ñi dafa nekk lu matale ëmb bépp jigéenu jullit boo xam ne majeur na balaa muy majeur ñu tàggat ko ci daal di koy jàngal gis nga muuraay jigéen ñëpp ku dul muuru tamit su waxtu julli jotee booy julli foofu nga muuru ñuy liggéey si te duñu muuru nekk ay jullit yal na yàlla gën a dëgëral yokk ngëm gi yàppandil lépp amiin mais dañuy gis bu ñu préparé bu ñuy ñëw seen saak dañ ciy def muuraay bu dee période bu ñuy julli la préparé wu pour bu ñuy julli nu ñuy mën a jullee naka noonu yi tamit suy dem ci borom këram dañ koy muur ne dañ koo muur naka noonu da ngay gis même bu fekkee ne ay tudd yi day am da ngay gis jigéen bi dañ koy muur wala même bàjjan ñuy wax ne mooy yore xale bi même bu dul muuru day ñëw muuru toog ci kanamu nit ñi yal na yàlla guddal fan yi may ñu wér ak am bu dagan
ba ñu dund ba dund sàppi ñu daagu ndànk dem àjjana mais su génnee àdduna tamit dañ koy muur surtout jigéen sax surtout jigéen sooy xool càngaay li ñaare mooy gën a yaatu bu góor mooy gën a bari bu góor ñaareel bi suturaal bi ñu koy suturaal da ngay gis même bu fekkee ne ci cimetière yi la comme yéen jigéen ñi si l'islam nu ngeen faral di dem cimetière suñuy suul bàmmeel bi ci boppam dañuy jël malaan muy sër bi muur ko bàmmeel bi ñeenti nit kenn taxaw ci cat bala téye fii ci cat yi fii 4 personnes yoo xam ne ñi nekk ci biir te nekk ay jege ñaaleem rek ñoo koy gis ñeneen ñi nekk foofu yëpp duñ ko gis loolu yëpp pour suturaal ko ci muuraay boobu donc muuraay bëri na ay njëriñ comme ni ñu ko xamee parce que yàlla dafa waxoon day ràññaatle jullit bi ak ku dul jullit mais ràññaatle boobu pour nit ki jëmmam ak personnalité am ak dignité am ñu bañ ko jam parce que am na nooy mel sa personnalité sa dignité nit ñi dañ koy fonk am na nooy solo day yomb tentation yi voilà day ubbeeku même boo amee borom kër boo amul borom kër ñaare foofu lay gën a yombee que ki nga xamee ne muuru na mais protection bi aussi ci wàllu yaram bi xoolal xale tey bu juddoo lu ñu jëkk a def bu ñu ko fompee rek mooy nañ ko muur pour protéger ko te du benn muuraay li nga xam ne moo nekk ngelaw li muur leen ko commencé wut mbaxana suñ koy sang duñ ko sang ci biti ndax ngelaw li ak muuraay bi protéger ko toujours muy sol lu diis di ko protéger noonu ba mu dëgër ni muy solo ak ni nga xam ne noonu nañ koy bàyyiloo xel surtout jëmmam yi nga xam ne warul feeñ yooyu yëpp day wane muuraay ak protéger nit ki ci jëmmam surtout jigéen ni mu amee solo mooy taaram sax nag parce que tey bu fekkee ne mala bi la muy fas bi muy xar bi soo ko bëggoon jënd tey suñ ko muuree teg dara ci kawam da nga naan dindi ko parce que loolu du taaram waaw ni mu rafetee mooy ni ko yàlla bindee naturellement nga gis ko ci jëmm ji noonu mais bu dee nit la li koy taaral mooy mu muur ay yaramam mu muur jëmmam te liy muuru aussi mooy gën a taaru toujours donc question bi comme ni nga ko waxee soxna si c'est vrai dañ benn bis la ñu jël ko bon xam nga l'islam diine bu tolérant la dafa am tolérance bu baax ku nekk li nga bëgg a gëm da nga koy gëm et puis da lay accepter da lay nangu ndax yàlla moo wax dafa am lu ñu tuddee liberté ci de choix ci wàllu muy xurriyatu lixtiyaar nit ki bu tànnee am na sañ-sañu tànn li mu bëgg a tànn moom moo sañ pour tànn loolu yàlla jox na ko loolu kon l'islam du bunduxataal kenn pourquoi pour muuru pourquoi ngay solo nii am na liberté ci loolu li ñuy tuddee liberté individuelle mais pourquoi ki bëgg a muuru tànn muuru di muuru keneen ki muuruwul loolu di ko déranger ba mu naan bu ko fi defee loolu moom mooy li doy waar loolu mooy li nga xam ne lu metti la ñu ngi ñaan yàlla mu gën a dëgëral mboolem jigéen ñëpp rawatina jigéen ñu jullit ñi nga xam ne ñu ngi muur ak ñi muuruwul te am yéene incha allah muuru ñu am at bu ñu àggee fenn nañu muuru ñu ngi ñaan yàlla balaa ñuy àgg foofu yàlla def ko mais aussi ñu ngi bu amul tamit yàlla may leen ñu dund ba àgg foofu ñu def ko incha allah muraay ñàkk ko def ndax am na ay danger comme ñàkk julli rek comme ñàkk julli parce que texte yi ñëw jóge ci borom bi yàlla moo ko santaane comme yàlla moo ko santaane nit bu julliwul tey day am bàkkaar su amee lu mu demee màkk te demul màkk day am bàkkaar comme waa opération muur say cër dafa am ñu tuddee seen bopp opération muur say cër man mi sax ci laa bokk ñoom dañ lay fekk sa kër jox la ay kol muur la ñoom ñu ngi leen di nuyu tey ci journée bi seen liggéey dafa noble ñoom tamit ak waa Hijab Day voilà mais lépp na ànd ak ngëm-ngëm rek parce que ni lu muy def te amul conviction amul ngëm-ngëm aussi du dem parce que ngëm-ngëm gi mooy tax mu neex la mooy tax nga am fierté doo ci am benn complexe voilà c'est ça doo ci am benn kii pare pour loolu yaakaar naa jullit ñëpp gëm nañ ko mais est-ce que àgg naa ci wala àgguñ ma ci comme julli da nga ni jigéen bu muuruwul comme julli la mel boo bàyyee julli da nga ciy am ay duma ëllëg soo muuruwul te nekk ku majeur tamit da nga ciy am ay bàkkaar yàlla bu yàlla faat benn jigéenu jullit mu faatu te fekk daanul muuru da ciy am bàkkaar amiin parce que yàlla mi digle julli moo ko digle te mu nekk farata du loo xam ne dañuy wax ne bu neexee nit ko mu def ko bu ko neexul bu mu ko def mais dañ ko exiger comme ni ñu ko exiger la yàlla bu mu waxee qul lil mu'minaati yaxdudna min absaarihinna wa yaxfazna furujahunna daf ci teg wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha jigéen ñi nañu te sàjj seen bët bu ñu xool lu ñu warul xool nañu sàmm seen i pay sàmm seen bopp mais dafa am lu mu ci teg
te waxu ko ci góor ñi mooy nañu bu ñu taaral seen bu ñu feeñal seen yaram lu dul li nga xamante ne moom mooy feeñ muy xar kanam yi ak tenq yi wax ñi nga xam ne dagan na yenn cër yi feeñ ci ñoom ñi nga xam ni koj armal dafa dox seen diggante mooy sëy doxul seen diggante ndax biologiquement ni yàlla bindee góor ak jigéen du benn ci wàllu yaram ci wàllu physique ci wàllu jëmm ji ak yu mel noonu sensibilité bi ci nekk pour aar société ci lu bëree bëri moom bu aaroo rek société mën naa aaru parce que lu bëri ci ay dérive wala ci ay déviation ñaare ci moom nañ koy gën a tenté daanaka bon nu mu mel rek mën na yóbbu société bi ci loolu bu dee baax la bu dee dëng la góor amul fitu attaqué jigéen wala ne da koy aborder te jigéen ubbilu ko kanam wala mayu ko lu mel noonu donc mooy jigéen kon bu melee ni mu war a mel rek société day daal dee baax dëgg la Fatima loo bëgg a laajte man ci bàkkaar bi laa bëggaat ñu ñëw parce que foofu damay gis am na borom xam-xam yu bëri kii wuñ déggoo wuñ ci amuñu si entente xëy na mën nañu wax ne ku muuru xëy na di nga am plus de yiw que ki muuruwul ndax lan parce que boo xoolee ci alxuraan bi si ñaari surat donc su ma juumul ci la ñu wax muuru te bee contraire u beneen bi benn bi mooy al ahzab boo ñëwee ci verset 59 bi yàlla dafa ne dites à vos femmes vos filles de ramener leur voile pour ne pas être offensées beneen bi Anour boo xoolee ci verset 31 bi yàlla dafa ne dites à vos femmes vos filles de rabattre leur voile pour être reconnu rabattre mooy li nekkoon ci kaw ñu daal di koy wàccee yadribna bi xumurihinna ala juyubihinna léegi te beneen bi mu ne ñu ramener te am na ñoo xamante ne sax dañ koo traduire comme manteau waxuñu voile ñii dañoo wax manteau ñii ne voile léegi te damay faral aussi di dégg ñu naan alxuraan traduire ko ak firi ko du benn dama koy faral di dégg parce que am na ñoo xam ne dañuy lire alxuraan mais dañuy traduire textuellement lu mu wax alors que dañuy wax aussi yàlla dafay wax par des paraboles pour nga dégg dëgg-dëgg lu mu wax foog nga jubbanti ko loolu benn la ñaareel ba mooy nee na ci Muhammad yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci moom yàlla bu mu ko joxee mission bi alxuraan wàccandoowul pendant 23 ans boo gisee aaya yi par contexte la wàccee parce que boo xoolee di ma dégg ci benn explication benn surat bi comme quoi que islam dafa fekk muuru dafa ñëw fekk muuru ca naar yi parce que boobu temps ci désert bi dafa daan bëri ngelaw léegi ñoom nag pour ñu protéger wu daanoo xàmmee diway diw kan ak kan donc dañ doon muuru ba doo xàmmee kan ak kan te boobu noonu boo xoolee islam lépp li nga xam ne am na ci mu ngi xew ci 10 ans yi mujj ci mission wu yonent yàlla Muhammad léegi nag moo tax ñu ne léegi bu ñu laajee le prophète si la wax ne nañu rabaatu pour ñu mën leen xàmmee léegi ci beneen bi pour rek nga indi ci ay leeral ci beneen bi dañoo xam nga tamit ci naar yi bëri woon na saay-saay ak yooyu da nga doon gis jigéen ñi boo xoolee sax ñoom seen fecc yi daanaka yaramu neen la ñuy faral doon def léegi nag de ce fait boo mën nga daan dem ak yooyu góor yi di la offensé ak yooyu noonu léegi bu ñu laajee le prophète également benn aaya tamit wàcc mu ne sama borom xamal na ma ne na wax leen jigéen ñi yooyu ñu ramane ñoom seen voile yi léegi ma dégg am kenn ku doon poser question mu ne pour lan moo tax yàlla waxul ñu couvrir la tête ba nga xamante ne sa karaw du feeñ ñu ne tudd fa tête tudd fa li nga xamante ne moom mooy karaw donc ñu ne ñu jàpp ne li nga xamante ne moom mooy muuru dafay nekkul loo xamante ne nit ki bu ko deful rek amoo bàkkaar mais luy taaral diine la te lépp li nga xamante ne dafay taaral diine je pense que yàqu ko moo tax ñu ne diine weesu na sax ci li nga xamante ne moom mooy muuru wala ca colin bi c'est à l'intérieur te nit ñi intérieur bi la ñuy gën a bàyyi nekk ci apparence bi moo tax sax ñenn ñi dañuy jàpp ne bu ñu muuroo ñoom ñoo la gën a jege yàlla bu ñu muuroo ñoom ñoo la gën a am diine alors que ne affaire bi nekkeewul foofu loo ci tontu. waaw mère Thiam nee na moo lay tontu. waaw d'accord tontu Thiam la wax. balaa yonent bi di ñëw sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam c'était permis. mais bi mu ñëwee dafa réglé yépp jigéen nañu solu nañu muuru góor ñi dañ doxalee nii loolu rek mooy wax ji yonent bi su waxee amaatu leen lu ñu expliqué naar yi daan fekk def yaramu neen bu temps lu leen neex def lu leen neex la ñuy def ku ne ngay seel ku ne ngay jël yóbbu mais bi gën ji mi def ñëwee dafa régler situation yi donc jaruñu naan boo muuroo jigéen daa xam nga li nga xam na muur cëram
muur yaramam. mais Thiam déggoo ma de. dégg naa fi nga wax ma ne par contexte. ba pare ak li nga wax ki la gën a muuru moo la gën a jege yàlla. oustaz dégg na ki la gën a muuru moo la gën a jege yàlla. ki la gën a muuru xam nga kenn du lettali gémmiñu naka. géntu muuma. xam nga en général soo muuroo des fois nit ki mooy xalaat loolu ci boppam. am na koo xam ne muuru na buñ ko mën a ne kii dafa muuru dafa yee mu nekk sa fii. waaw loolu ma ne lépp luy taaral creuser wuñu mais dañoo ne lépp luy taaral parce que am na ñoo xamante ne il faut que ñoo xamante ne nekkul ne da nga gën a jege diine da nga gën a jege diine wala da nga gën a jege yàlla. parce que effectivement léegi oustaz tonton. jërëjëf Fatima. li nga wax kontaan naa ci. parce que dañuy waxtaan. ndénkaane la li ma doon wax sànq liberté choix am na liberté d'expression aussi am na ci l'islam mooy nit ki li nga xalaat. may nañ la nga wax ko ni nga déggee aussi may nañ la nga wax ko ci waxtaan ñuy gindikonte te nit bu gëstoo aussi am na sañ-sañu wax ni lii laa gëstu lii laa gis mais ci l'islam dafa am ñaari delluwaay yoo xam ne c'est indiscutable mooy alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam c'est vrai alquran dina doon wàcc par contexte mais ce contexte bi nga xamante ne ay wàcc nañ ci muy contexte am ay saay-saay am ay kàccoor am nit ñoo xam ne seen yéene baaxul bu ñu gisee jigéen mën nañ koo jéem a gàttandu pour ma bañ a sori torop est-ce que ñun dunduñu contexte boobu fu mu toll nii te ñaata viol ngay dégg violé na ko dem nañu ci biir kër yi même sœurs yi ak doom yi nu ñuy solo léeg-léeg ñu dégg papa violé na doom frère violé na frère am maanaam sœuram nijaay violé na loolu est-ce que du dellu ci melokaan bi ci col ji ci mu gis partie ci moom boo xam ne frappé na ko des na ci moom bu fekkee ni ñu gën a proche lu bëri ci actualité fait divers yi ni ñu koy faral di waxee day faral di xew mais ci mbedd mi aussi même chose tentation bi tey la gën a bëri oustaz dogguma la mosoo gis voilé bu ñu violé def naa sondage. kër yi am na lu ne. non amul problème amul problème. kër yi lu ne léegi ñu avancé c'est-à-dire ñu ngi wax ci wàllu contexte. donc texte bi bu ñëwee ci contexte. léegi dañ koy contextualiser. est-ce que texte bi dafa méngoowul ak sunu contexte. yaakaar naa sunu contexte tey la gën a méngool. tey façon col yi. ak yi nga xam ne noonu lañ koy tuddee ngeen baal ma ñu ngi ci plateau. mais ci dëkk bi dañu dëkk fii dañu nekk xam nañ li ñuy wax lu bëri. pàccalak balcon beeg. yeneen ak yeneen voilà c'est ça. léeg-léeg nga dégg mu ne man baa moo may daaneel. voilà su solee voilà jigéen bu sol baa mënuma ko. donc yooyu nit ki di gis. mu koy joué di joué ci dangal di muuru de gis naa ko dangal ba di muuru di joué ci mémoire am. góor dafa doy waaran mën na am lu mu gis ci jigéen mu day des ci bopp bi. voilà léegi nag moom day toog di xool nu muy mën a réaliser. loolu nga xam ni gis na ko wala yëg na ko. ci moom. bon ay jigéen ngeen baal ma. jox leen cër bu baax a baax a baax. am nañ njortu rafet bu baax a baax yu ëpp yu ñu am si sunu njaboot. mais léeg-léeg da ngay gis jigéen góor ak loo am fulla sax léeg-léeg am yenn melokaan wala col yoo xam ne góor dina jéem a xool. yéen buntu lay jaar. dëgg la pour mën la kii moo xam ci wax la moo xam ci am-am. léegi suñu jéggee loolu. tey gis nañ suñu société ni mu mel par rapport ak bu njëkk ba wute na. ci góor ak jigéen ni ñu jaxasoo. ak ni ñu nekkee ni ñu koy tuddee copain ak copine. yoo xam ni ci at bu ndaw la jigéen di commencé am ku muy àndal ak ku muy génnal comme ni ñu koy faral di waxee ak yeneen yu dul yooyu bu fekkee ne wàllu contexte la yaakaar naa ñu ngi dund contexte bi ñaareel bi mooy bu fekkente ne muuraay la yu du nii na mooy nañu wàccee adduna mooy mu wàcc mu jege du am contradiction entre wal yadribna bu xumurihinna ala jubihinna dafa mel ni da doon nekk ci kaw léegi na néegi na wàcc ba muur li nga xamante ne moo nekk dënn bi dañuy wax ñaari verset bu ñëwee ci ni mu ñëwee ci baat yi wute dañuy xool nu ñu mën a boolee ni ñu koy firee mooy nu ñu koy déggee ba du am contradiction ci diggante ñaari firin yi mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla yónni pour mu leeral alquran moom la yàlla doon wax naan dama wàccee ci alxuraan pour nga leeralal ko nit ñi
moom benn jigéen doomu Aboubacar la ñu koy wax Asma bint Abi Bakrin dafa mës a dugg fekk mu ngi majeur sol ay yére yoo xam ne dafa transparent rakon Aïcha la yonent saa salaam ne ko yaa Asma yow Asma xanaa xamu ni jigéen bu majeure daganatul muy feeñ ci moom lu dul xar kanamam ak tenxam donc foofu li muy tekki kon mooy day muur lépp ba mu des xar kanam bi ak tenx yi kon yonent saa salaam mooy traduire voilà c'est ça moom mooy firi alquran te firi bi mu ko firi loolu la ko firee bu boobaa aussi contradiction dootul am ci diggante ñaari verset yooyu kon c'est vrai beneen mbir day ñëwaat mooy toujours ci jurisprudence nu ñuy déggee texte yi dañuy wax ni al amr yaqtaril wujub maanaam digle su ñëwee jóge ci yàlla wala ci yonent bi digle boobu dañ koy jàppee ni dafa war kooku règle la léegi lan moo koy jëlee ci war bi di ko yóbbu ci leneen lu dul war mu nekk ngëneel wala nit ki tànn soit boppam mooy bu fekkee ne am na leneen luy wax ni bu neexee nit ki ñu mën ko cee dégge quant à muuraay li ci ñëw ci ay texte amul loolu li ci ñëw amul aussi luñ ko mën a déggee ci façon ñaari déggin ñi interpréter ko nii wala ñale interpréter ko nale léeg-léeg vers yi dañu am explicite ak implicite comme ni ngeen koy faral di waxee mais bii dafa leeraay boo xamante ne amul yenn déggin yoo xamante ne yu mën a waroolo loolu bu amee déggin yi mën nañoo waroo loolu moo indi école yi comme ni ñu koy faral di waxee bu fekkente ne question bi xaw na leer d'accord looy laaj ñu dañuy jël benn élément loo bëggoon laaj te mooy laajtewu ma sax damay wax mais Sénégal actuellement dañu gis ne muuru phénomène de mode la gën a nekk phénomène kay fu diine ñi koy def ñu si ëpp mode lañ ko jàppee donc lan mooy indi contrat lan mooy indi loolu ñu génn ci diine bi yóbbu ko ci sañse yóbbu ko ci valoriser sa solu yóbbu ko ci mode carrément parce que léegi nit yi nu leen neex la ñuy kolo am na façon bu nekk yaa ngi gis ku kolu bu rafet bu yàññi nga respecté ko ci loolu mu sol mel ni Louise dangal ci suuf ay loxoom feeñ ay cëram feeñ ci muuru kon loolu wàcc na diine bu yàgg d'accord léegi bala bu laa oustaz di tontu dañuy baal ñu jël élément bi te ñëw léegi incha allah kon ñu xool benn élément ci opération muur say cër ñu xool ko léegi te ñëwaat incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi waa opération Mbour Santhiou te ñu ngi fii ci Kër Massar station bi war a seet si ki nga xamante ni mooy Anna Seye Ndiaye war a bénéficier ci voile gratuit bi nga xamante ne ñu ngi koy joxe opération Mbour Santhiou ñu ngi remercier képp koo xamante ni yaa ngi koy jàppale côté matériel financier côté moral bi di gërëm tam ñi nga xamante ni saa su nekk ñu ngi topp suñu page Facebook kon duñ def dara lu dugg ci biir dem seeti soxna Anna. innahul xuluqul azimul mujtabaa وهو مشكاة الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tey ñu ngi fii ci Kër Massar unité 2 fi xamante ni moo direct usine fekk si suñ benn sœur pour bénéficier du voile gratuit. salaamaaleykum. maaleykum salaam. nan nga def ba xamante waa opération Mbour Santhiou. benn jour dama doon connecté wu ci Facebook bi léegi may connecté wu après may romb passage bi rek ma gis ko léegi après bi ma intéressé na c'est là kii dugg seen page après ma xool ma ne man kay lii dina ma intéressé comme bëggoon naa ko te musuma fekk musul sotti léegi dinaa jéem a xool c'est là jël seen numéro ba ma composé rek après affaire bi dem. léegi après ma wax ak kooku noonu léegi mu ne ma danga may envoyé message ma expliqué yëpp nu mu demee ma danga may envoyé message bu ko defee daan jàpp benn jour c'est la waaw. léegi lan moo la gën a motiver pour nga muuru. li ma gën a motiver pour ma muuru mooy man déjà man doomu jullit laa jàng naa alquran xëy na nag da ngay topp nag jamono xam nga rek jamono dañuy yóbbaale mais man Ndar laa yoroo. jàng naa alquran bay waaj a egg Yaasin après si laa ñëw fii Dakar ba ñëwee Dakar ba léegi nag amatuma suivi mais ndax bañ fa nekkee dañ daan xëy di jàng alxuraan boobu ba léegi tombé nag toujours tamit dama ko yàgg bëgg mu nekk sama xol peut-être ñu bëri ñoon dañoo réer te tey jii bu ñu amoon loo xamante ne tey jii mën naa sol jean peut-être loolu mooy tendance moom lañ xam mais tey jii am na yoo xamante ne comme léegi gis naa si internet bi léegi hijab mi ngi gën a bëri nit ñi ngi koy gën a fonk xëy na tey bu ñu amoon tamit loolu gën a diis ba tey junu dis loo xamante ne tubay parce que moom moo fi sës kon boobaa daan jéem
di sol ci lu ñu gis mais xëy na ñun dañuy juddu du ñu jàngal ñu muur suñu bopp du ñu jàngal ñu sol lu jot ñun tamit après ci loolu la ñuy màgg. pour nga jëm na se retirer il faut que nga benn travail bu difficile lay nekk waaw loolu moom moo tax mais tey damay jiital sama borom. tey dama bëgg fas yéene jiital sama borom parce que jamono ji fi mu toll nii réer nañ torop dañoo réer fi mu toll nii nag man damay sàkk sama borom jigéen ñu dellu si waat xam ne lii yëpp du mujj fenn bàmmeel mi ngi ñëw loo xamante ne sama choix la maa ko defal sama bopp xooluma ci kenn xooluma ci nit xooluma si bëgg-bëgg doomu aadama xooluma si keneen déedéet dama ko def ngir yàlla ak yonent bi moo tax. lan ngay wax sa yeneen moroomu jigéen ñi nga xamante ni la dal yow sa kaa moo leen dal ban conseil nga leen di jox. conseil bi ma leen di jox mooy ñu jéem a xam ne àdduna dara yàggul tey jii mën nga nekk tey ci lu la neex suba nga xëy tàggal la. i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahun wa zinah wa tafakhurun baynakum. ñi ngi jaajëfal waa opération Muur Say Cër tàkku moomu ndeysaan ñi ngi koy nuyu bu baax xale bu jàmbaare la mi ngi ci di ci bay waaram yàlla na ko yàlla jàppale. Louise sànq yaa ngi laaj oustaz phénomène bi nga xam ne tey gis nañ ko ci muuraay bi ci ni ko xale yi di waxee da ngay dégg sax ñuy wax ne muuraay fashion. voilà mu ba dem ba nga xam ni am na ñoo xam ne dañ ko def mode defuñu ko mode dugg ñu seen xol mais liy feeñ moom la ñu mën a àtte. muuraay dafa ànd ak ay charte dafa am nu ko islam santaane pour ñu defe ko sànq Fatima yaa ngi laaj oustaz aaya bi ni ñu koy traduire dafa leer li leer te wér te benn xam-xam du ci ute ak keneen mooy muuraay yàlla moo ko sant jigéen mu nekk farata bu ko defee def na lu ko war bu ko defee bàyyi na lu ko war te farata nit ñu ko jàngalee mooy boo ko defee am tuyaaba soo ko bàyyee ëllëg ay duma mun na la caa fekk yàlla nag moom àjjana moom safara bu ñu sañoon ñëpp dañuy dugg aljanna ndax caabi ji nekkul ci sunu loxo mais ki muuru tamit jàpp ni moo gën keneen ki des fois nit ki mooy gis vision boobu léeg-léeg li olof di wax ne ku aju lay bañ ko xool ci kaw des fois nit ki ni muy def day gis ku muuru mu ne ñi muuru commencé tappal leen benn étiquette boo xam ne yàlla xam na ni kooku la nga koy xalaatal boobu loolu nekkul ci moom en tout cas li wér te wóor mooy muuraay moom ku ko def tey dund di nga ko def ku ko deful tamit tey dund boo faatoo dinañ la ko defal soo muuroo nag Sénégal mënu guñ koo miis ibaadu seytaane looy muuru cheveux yi nekk fi ku commencé muuru lu nekk da nga koy dégg mais bàmmeel yow kese yaa fay nekk ndaw si wax na ko léegi te jigéen moom oustaz wax na ko buñ lay suul dañ lay muur muuraay bu dëgër kë nga lañ lay muur juróom-ñaari muuraay wala juróom defe naa boobu moom dindi ko sax du yomb ki muuru di nekk ci leneen kooku moom la mercaama sànq bi nga wax ne ñoom dañuy nekk ci géew yi muuraay bokkul ak loolu muuraay nekk ci géew moo gën bañ a muuru nekk ci géew ndax muuraay mi ngi mel tey da ngay gis ko julli ba pare dem sàcc donte baaxul julli dem njaaloo muurul ba pare leneen li ngay def kooku concerné wul kenn yoonu kenn nekku ci mais muuraay bi daa mel ni comme julli bu jotee nga dem julli de joxe sa farata kon en tant que jigéen pour mu leer yàlla moo la wax muurul amul loo ciy xool ndax yàlla waxaat na ci beneen aaya ci alquran na yellul daganul c'est pas normal du respect yàlla wax ne nit ñi góor ak jigéen doxaleel nii ngay toog naan mais su ma ko defee dañ naan damaa màgget dañ naan ma dangaa saytaane dañ naan ma diina ju bees la dañ naan ma aaday naar la loolu moo normalul ay jullit la ñu dégg nga ndaw si li mu wax nee na moom dafa xam ne jullit la te même ñi dul jullit sax diine bu ñëw dafa digle muuraay même ku dul jullit bi diine yi ñëw yëpp dañoo suturaal li nga xam ne moom mooy jigéen buñ xoolee ñi nga xam ne ñooy sœurs yi dañuy muuru ba seen dara du feeñ defe naa moo tax muuraay moom defe naa jarul sax ñu ciy discuter di wax ni aaya bi nii la ko gisee wala na le defe naa lu leer la ñu xool beneen élément te ñëwaat deuxième partie bi كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلاء. soxna Anta bi nga muuroo léegi lan ngay sentir sa yaram. ma sant moom sama diggante ak sama borom rek laay wax soulagement laay wax soulagement. daa mën nga wax ne que ne tey sa rêve boo xamante ne loo xamante yàggoon nga ko souhaité tey réalisé wu. waaw réalisé naa ko moom te ñaan ma yàlla moom fii may dugg bàmmeel moom mu dañ sama bopp àdduna bi jeex na ba pare dara desatul si su ma sañoon daal fi mu toll nii ñu jéem a wan àdduna gannaaw xam ne jeex na te daanaka bu nee doomu jullit lañ te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom lañ sant bu ñu waxee ñun yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ gëm doore ko ci man ba pare te lim santaan duñ ko def loolu moom nekkatul jullit nekkatul jullit des na. léegi lan mooy sa dernier mot. sama dernier mot moom xanaa man avant tout moom mbégte rek laa mën a wax parce que mu fekkee tamit damay tuur rangoñ tamit du rangoñ yoo xamante ni rangoñ bànneex kese la parce que li laa doon ñaan yàlla yéen tamit damay ñaan yàlla yàlla na leen yàlla li ngeen sóob nii yàlla rek moo am seen fay keneen mënu am seen fay yàlla rek moo mën am seen fay parce que ragal naa boog nit yomb na muur ba pare xëy nga dindi ko loolu sa diggante ak sa borom la nekkatul sama diggante ak yéen loolu sama diggante ak sama borom kasal ñaan. ñi ngi jaajëfalaat waa opération Moussa cër bu baax li ma leen waxoon rek ne leen ñun yàgg nañ ci daawa bi di def ay conférence mais ñoom dañoo ñëw indi pratique bi ñun dañ doon wax rek toog rek ne yàlla nee na yonent bi nee na mais ñoom dañoo ñëw indi pratique kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Oustaz Zakaria dégg nga li Louise wax ka defaale sa ndénkaane ñu soog a dugg suñu tomb waxtaan jërëjëf xam nga l'islam diine la boo xam ne dafa bëgg nit ñëpp ëllëg ñu am ngërmandey borom bi subhanahu wa taala moo tax ay njàngaleem daf koy leeral mais aussi daf si tàggat nit daf koy leeral mooy daf lay wax lii ban tolluwaay la am lan mooy àtteem farata la wala sunna la ngëneel la ak boo ko defee loo ci am soo ko bàyyee lu mu lay jural pour liggéey sa xel moomu mën a dem sa xol ba li ngay jël nga jëlal ko sa bopp moo tax toujours discours bi mooy jiitu ndax ci discours bi la nit ki di mën a nangoo bu fekkee ne nar naa nangu pour mu def léegi nag bu fekkee ne dem na ba nga xam ne loolu jël na ko li muy bëgg mooy ni mu ko koy sante mu defee ko noonu li Louise wax soxna si booy xool loolu dafa xaw a wute ak tey ni mu demee si xale yi ni ñuy muuro parce que du discours moo jiitu boo xam ne daf leen di wax lan la ba mu nàmpatal seen xol ñu nangu ko mais dafa rafet mu nekk mode comme ni ñu ko waxee dafa taaru sa muuraay bi rafet na bu ko dindeeti seetul xaaral ma photo la nga xool li nga wax dëgg la de rafet na nga teg ko noonu
macha allah bàjjan ni mu muuroo rafet na trop c'est ça léegi soo ko waxoon nii mën na continuer ak li muy sol di def noonu mais est-ce que dugg na ci xol bi non taar bi la bu boobaa daanaka day mel ni kii def greffage wala kii def leneen parce que li mu ci wut mooy taar te l'islam li nga xam ne moom nañ lay fay mooy li nga am yéene def ko innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa nit ki tey bu muuru woon ba mu rafet te fekk yéeneem mooy ñu ne dafa muuru mais pas loo xam ne daf koo gëm du tax mu am ci tuyaaba mais toujours l'islam sànq soxna Fatima mu ngi wax benn affaire bu am solo mooy l'islam ni muy bëgg biti bi feeñ noonu lay bëggee biir maanaam biti bi rafet noonu la bëggee aussi biir bi rafet bëggul safaano contradiction entre li feeñ ci biti ak li nekk ci biir moo tax toujours xol da ko yitteel pour mu di ko liggéey di ko raxas ba nga xam ne nit ki dana baax dana yéwén mais biti bi aussi baax wala yonent bi saa salaam ñu ngi koy benn jigéen a ngi nii boo xam ne day woor day naafila day julli ay farataam di ci teg ay naafila day saraxe mais jikkoom rafetul jikkoom baaxul day xaste day ŋàññe ay dëkkandoom ci làmmiñam beneen jigéen a ngi nii boo xamante ni julleem xëj na si ay farataam rek lay yem kooram demeewul noonu xëj na farata yi rek lay woor saraxeem aussi demeewul noonu waaye nag ku jàppal làmmiñam la ku téye làmmiñam la ki jiitu moo ëpp jaamu yàlla yonent bi ne safara la jëm ci mujje moo gën a néew yoon jaamu yàlla yonent saa sallam ne àjjana la jëm lu tax parce que jikko yi ci mu ngi def lii mais jikkoom rafetul te loolu dafa waroon tax jikkoom rafet kële mu ngay def lale doonte lu néew la mais jikkoom rafet na moo tax ci l'islam toujours dañuy bëgg ñaar yi ànd doo wax xol rek takku lu nekk ci xol bi moom la yàlla di xool après ci biti nga mel ni nga war a mel parce que xol bu takkoo bu rafetee bu baaxee dafa war a feeñ ci biti aussi mais doo wax tamit ci biti na rafet mais fekk xol bi demeewul noonu parce que l'islam bëggul contradiction boobu parce que li mu bëgg ci nit ki mooy mu am équilibre tam pour mu am équilibre il faut li muy def mu nekk ci xolam moom mu mën a ànd ak dalam ba mën a def loolu mais benn ci ñaar yi bu amee te beneen bi amul rek bu boobaa nit ki ci boppam du nekk parce que keneen lay nekk ndax li muy def defu ko ngir jëmmi borom bi mais nit ñi tax mu koy def mais culture occidentale comme ni nga ko xamee dafa am solo dafa sori ci ñun dafa xóot ci ñun parce que colonialiste bi ñu fi ñëwee fekk ñu sunu aada ak sunu cosaan sunu diine ñu tabax seeni école mu nekk école yoo xam ne góor ak góor ñi fële jigéen ñi fële ñu dem ba mix commencé di jàngale ak li ñu lay jàngale ci wàllu col gi loolu bu ancré woo aussi dindi ko du yomb ngëm-ngëm bi dafay nekk lépp dafay nekk mais agression culturelle moo gën a rëy agression ci wàllu physiquement parce que fii xel mi nañu liggéey donc il faut nga liggéeyaat xel mi ba xel mi nangu loolu pour loolu moo tax dañuy comprendre suñu jigéen ñëpp bëgg nañu dañuy wax ne mooy cosaan loolu moo fi ne mais il faut ndànk-ndànk ñuy waxtaan ba ñu gën a mën a gis ni mën naa deñ su ko defee bu deñee rek du am jafe-jafe donc yaakaar naa bu dee li ñu wax noonu la ñuy sant borom bi bu dee du noonu ngeen baal ñu xam ne bëgguñu woon mu ñàkk a nekk noonu dañu bëggoon mu nekk noonu la Oustaz jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax dañuy dem xool publicité te ñëwaat léegi incha allah kadi tamaat kadi doore safal sa cin ganaar da koy safal ndawal da koy safal ceeb da koy safal jigéen ñi lii mooy kadi taamu naa ko yow sama jeeg na bokk sa ndugg soo bëggee dégg sa jëkkër yow dee ko kadi duggaale ko indi mooy safal sa cin kadi tamaat kadi doore neexal sa kër kadi rek sa cin saf sel te wóor xanaa neex ñi ngi jaajëfal waa Sénégal di jaajëfal kat yi ci ànd bi ñu ànd ak seen émission bi di ndénkaane ñu ngi leen di ñaanal yàlla na ngeen am yokkute saa su nekk ngeen di yokk rek ba yëg ko soxna Louise am na émission bu mag boo xam ne nag yow yaa koy def fii ci DTV nu mu tuddati. progéniture. progéniture. waaw noonu la tudd. progéniture la tudd. waaw léegi nañu xool kon benn extrait te ñëwaat ñu xool publicité bi. d'accord ñu xool ko kon lancement bi. préparé seetaan ko.
recherche fidèle de progéniture. Il est 7 h du matin. On est à la Sika Baobab, plus précisément au village SOS Enfants de Dakar. Le fondateur des villages SOS, M. Herman Meiner, était un homme assez sobre. Il faisait des choses, mais il ne faisait pas connaître. Et c'est nous qui leur offrons le goûter. Et chaque enfant est servi avec son propre bol, sa petite cuillerée et sa petite fourchette. Moi, je suis venu ici à l'âge d'1 an.